الهادي الأمين أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi am mbégte dellusiwaat ci émission Al Amine comme ni ko àddina bi yëpp doon xaaree troisième partie bi ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud ñu àndoon si ak al imam Aboubacar Traoré ak cheikhuna Omarul Fouti Ciss al shaair al adib macha allah wa al imam al qaari am naa mbégte lool nag goo xamante ni faaw ma feeñal ko parce que waxtaan wi weesu nga xam ne ci lañ fi mujjoon ak ñoom waxtaan wi daj na àddina réseaux sociaux yi yëpp reprendre nañ ko ay sëriñi daara ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci alxuraan am na ci sax beneen fànn goo xam ne jur na débat ci biir jàngkat yi waaw loolu nekk lu am solo pour man kon maa ngi am mbégte di leen dalalaat fii Cheikh Aboubacar salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Cheikhuna Omar. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mais sa mbub mi dafa rafet. ah macha allah. alquran day rafetal nag. alquran nuurul quran wallaahi saxiix. macha allah ah imam. macha allah léegi li ñu am ci waxtu dafa bariwul. moo tax dañuy dugg rek ci waxtaan wi. yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tànnoon ay saxaaba ne kuy jàng alquran jàng ko ci seen njàngin. fan yu weesu gis nañ li ngeen génnee ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud. tey jii nii ñu war a dugg nag ci lim fi bàyyi moom. ci ay xikma ci ay aqwaal ci ay mën nañoo wax ne durar wal jawahir min al aqwaal allati turshid wa tabni wa tuwajjih wa turabbi wa tuallim ci képp koo xamante ni da nga koy jëfandikoo. léegi wax yooyu noonu ci waxu Abdullah ibn Mas'ud yi lan nga ci jàpp. macha allah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aleykum salaam ñi ngi sant bur yàlla subhaanahu wa taala di julli ci ngën ci mbindeef di nuyu mboolemu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñi seetaan tàmbali ci yéen ñi nga xam ne yéen laa bokkal jotaay bi di leen ñaanal jàmm ak yërmande ak barke li nga xam ne moom la ñuy weccoo saa yu ñu gisee saa yu ñu dajee ngay nuyoo lislaam di ñaan di lépp di am mbégte ci toogaat ci plateau bi ngir ñu jéem a settantal alquranul karim comme niñ ko suñu borom subhanahu wa taala santé ci gàttal daal dañuy dugg ci benn ci xikma yi nga xam ne moom la Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wax muy wax ni man araada al ilma falyatadabbari al quran fa inna fihi ilma al awwalina wal axirin man araada al ilma falyatadabbari al quran fa inna fihi ilmu al awwalina wal axirin wala fa inna fihi ilma al axirin ilma al awwalina wal axirin wal axirin macha allah. waaw ilmu wala ilma لماذا علم؟ ما شاء الله. الشيخ يريدنا أن نتدخل ونفسح في كل شيء اليوم في النحو والبلاغة والأدب واللغة. أحفاد السيبويه ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله سنغوص في الفنون إن شاء الله. في التعبير والإدارة. تقول علم وعلم ما شاء الله. kon Ibnu Mas'ud dafa wax ni képp ku bëgg a xam-xam. na méditer alquranul karim na settantal alquranul karim li ko waral mooy xam-xam ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi mi ngi ci alquranul karim macha allah léegi pour aller très vite dañuy ñëw ci xam-xamu ñu mujj ñi xam-xamu ñu mujj ñi bu ñu waxee tey lan mooy xam-xam tey dañuy wax monde technologie informatique ñu ne monde électronique numérique waaw te suñu borom nee na maa farratna fil kitaabi min shay maanaam téere ji amul lu ma ci deful lépp a ngi ci biir wa tafsilan li kulli shay wa tafsila kulli shay tibyaanan li kulli shay yàllaa ko wax Ibnu Mas'ud muy kenn ki nga xam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen formé leen ci alquranul karim la mu wax daf ko jëlee ci alquran yàllaa ne afala yatadabbaruuna alquran walaw kaana min indi gayrillah la wajadu fihi ixtilaafan kathiira xanaa duñu méditer alquran ndax bu jóge woon ci keneen ku dul yàlla rek dinañ ci fekk ay toox yi doon ak ay werante ay contradiction yi dul jeex kon suñu borom subhanahu wa taala waxaat ko mu ne afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha mu waxaat ko ne kitabun anzalnahu ilayka mubarakun li yaddabbaru ayatihi wa li yatadakkara ulul albab borom xel yi lay waxal ñiy méditer di settantal di diagnostiquer aaya yi di si def ay gëstu ay recherche suñu borom waxaat ko ci suratul mu'minun ne afalam yatadabbarul qawla am jaahum ma lam yati abaahumul awwalin kon nag ci tadabbur boobu si la ñuy dugg suñu borom subhanahu wa taala
la mu wax moom la Ibn Mas'ud wax mu ne ku bëgg a xam-xam rek na méditer alquranul karim dëgg la kon dañuy dem maa a'zami suura maa a'zami aaya fi kitaabillah wa atwali suura fi kitaabillah maa aqsari suura fi kitaabillah wa awwali aaya fi kitaabillah fi tartib maa axiri aaya fi kitaabillah a'zamu suura mooy Fatiha. mooy Fatiha. waaw. a'zamu aaya. ayatul kursi. moom mooy ayatul kursi. waaw léegi rapport bi am seen diggante. boo xamante ni ci wàllu li ñuy wax électronique numérique. numérique waaw bismillah ci boppam. waaw xam nga boo xoolee suratul Fatiha moom mooy saar bi nga xam ne moom moo boot saaru alquran yi yëpp. da nga ummul kitaab. suratul Fatiha boobu. mooy saar bi gën a mag ci alquranul karim. mooy ndeyu saar yëpp ci alquranul karim. boo xoolee juróom-ñaari laaya la. aaya bi ko ubbi mooy bismillahi rahmaani rahim. bismillahi rahmaani rahim waxoon nañ ko suñu wàllu numérique moom 19 xuruf la. 19 boobu noonu. boo xoolee téere borom subhaanahu wa taala ngay fekk ne saar boo dem ci alquran. am na suratul maanaam bismillahi rahmaani rahim moom moo ko ubbi. waaw. mu des benn saar ci alquranul karim dinaa ci ñëw saar bi nga xam ne moo njëkk wàcc ci alquranul karim muy suratul al alaq moom tam 19 aaya la saar bi mujjee wàcc tamit 19 moo la ida jaa nasrullahi wal fatu 19 kalima la te aaya bi si njëkk moom mooy ida jaa nasrullahi wal fatu moom tam 19 xuruf la saar bi nga xam ne bismillahi rahmaani rahim ñëwu ci moom mooy suratul tawba muy surat numéro 9 saar bi nga xam ne tam ñaari bismillahi rahmaani rahim ci la ñëw moom mooy suratul namli mooy surat numéro 27 mooy surat les fourmis boo xoolee tawba ba suratul namli 19 saar la parce que kon loolu mu nekk benn mbir mu yéeme boo xamante ne bi iqra bismi rabbika alladi xalaq wàccee juróomi aaya ñoo si njëkk a wàcc moom tamit 19 kalima la waaw ñoom ñoo ci njëkk a wàcc juróomi aaya yooyu 19 baat la 19 baat la waaw léegi nag loolu nan lañ ko mën a définir rek mooy que ni tey boo xoolee 19 moom mooy al bidaaya wal nihaaya mooy ilmal awalina wal axirin xam-xam képp ku ko bëgg rek mi ngi tàmbali ci benn yemee ci 9 waaw waaye lépp nag dañ koy tënk ci laa ilaha illallah bi nga xam ne am na mbir yi bari si ñëw dinaa si ñëw waaw kon bismillahi rahmaani rahim boobu nga xam ne moo nekk 19 xuruuf 19 moom mooy 1 plus 9 muy ñaata moo lay jox 10 10 nga ne 0 1 wala nga ne 1 0 loolooy langage informatique est-ce que waaw parce que tey boo demee ci base u informatique moom système binaire lay utiliser système binaire boobu ñaari chiffre kese la ñaari valeur kese la 0 ak 1 1 ak 0 da ngay yokk rek da ngay yokk rek donc boo jëlee 0 amul dara mooy laa ilaha dara amul 1 bi mooy illallah yàlla rek a fi nekk allahu akbar moom kese fi nekk kon si wàllu langage numérique électronique numérique mu ngi won tawxiid ne yàlla rek moo fi nekk bismillahi rahmaani rahim moo tax lépp luy tàkk lépp luy fonctionner rek moo lay doxal allahu akbar donc lépp luy technologie tey ak évolution bu mu mën a am rek base bi ci ñaari chiffre yooyu la boo demee ci wàllu numérique boo demee ci wàllu électronique boo dem rek da ngay fekk ne base bi loolu la téléphone yi même chose dëgg la mooy tomb ba rek mooy tomb ba kon laa ilaha moom mooy 0 illallah moom mooy 1 bi nag dëgg la donc bu ñu toppee même méthode bi boo xoolee tey ordinateur yëpp li koy taal base bi loolu la 0 1 waaw waaye 0 1 boobu bu démarré tamit la muy sànni mooy lumière lumière boobu tam boo ko jàngatee 7 couleurs moom moo ko composé mooy suratul fatiha wa laqad aataynaaka sab'an min al mathani wal qur'an al azim donc 7 couleurs yooyu nga xam ne moom moo composé lumière moo lay jox lumière blanc bi nga xam ne tey ñi ngi tey jàkkaarloo écran yi nga xam ne énergie la te énergie bi gën a fort la lumière est l'énergie la plus forte moom la loolu la boroom xam-xam yi jàngale donc lumière boobu tamit ñaari élément ñoom ñoo ko composé ñaari éléments yi loolu la moom mooy li ñuy wax kii naa ne annonceur maanaam ay grain ak ay onde onde yooyu ngay gis noonu ñoom ñooy transporter lépp loo xamante ne bi son la image la lépp données tey li mën a permettre nga toog fii nga composé benn numéro ku nekk États-Unis nga ne allo mu ne allo loolu lan la onde yi la onde yooyu nag vitesse lumière la ñuy dawee te vitesse lumière ñi ngi na presque 300 000 kilomètres par seconde 299 792 kilomètres par seconde ñu arrondir ko à 300 000 kilomètres par seconde donc ça veut dire boo xoolee suuf si tamit diamètre bi taxu koo rëy noonu diamètre bi bariwul noonu léegi boo xoolee diamètre suuf si ak lumière di daw
ci benn seconde mun na tourner wër addina bi ñetti yoon wala ñeenti yoon wala juróomi yoon sax si benn seconde loolay permettre boo ne allo rek nit ki ne allo donc onde yooyu ñoom ñooy yóbbu li nga xam ne mooy te lumière loolu nga xam ne léegi lumière boobu yàlla mi ngi ne alquran bi lumière la mu ne moom maanaam leeram moom mooy leeru asamaan ak suuf allahu nuuru samawati wal ard masalu nuurihi ka mishkaatin jàng nañ aaya boobu nga xool suñu borom subhanahu wa taala mu ne wa anzalna ilaykum nuuran mubina wàccee naa ci yéen leer boo xam ne bu leer nañ la mooy alquranul karim wa kitaabu xod jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin kon nuur boobu mooy alquranul karim boo xoolee même aay yi nga xam ne ñoo ñëw ci wàllu boobu allahu nuuru samawati wal ard moom mooy aaya numéro 35 numéro 35 boobu moo lay jox 5 fois 7 kon juróom-ñaar bi ñëw na 7 bi ñëw na foofu boo xoolee ar rasul ci boppam yàlla ne qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin moom itam 7 kalimaat la aaya bi qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin 7 kalimaat la kon 7 bi ñëwaat na encore ba tey ci nuur bi ñuy waxtaane suñ borom subhanahu wa taala mu ne wa anzalna ilaykum nuuran mubina boo xoolee tamit aaya bi tamit aaya 21 la nga xam ne 21 xuruf moom moo ko composé donc 3 fois 7 la moom moo lay jox loolu léegi boo xoolee léegi kon sabaa boobu nga xam ne ci la an nuur composé wu muy kii yi muy ni ñu koy waxatee sax couleur yi nga xool tamit ñaari anasir yi ko composé suñu borom subhanahu wa taala lan la wax dafa ne wa min kulli shay'in xalaqna zawjayni la'allakum tadakkarun zawjayni boobu ci courant zawjayni boobu ci lépp luy doxal muy li ma la ko waxee léegi il faut benn nekk neutre nga xam du doon dara benn doon dara rek toujours yàlla moom dafay représenté wu léegi alaaka bi nga xam ne moom la ayatul kursi am ak suratul fatih foofu laay jeexale jox cheikh bi waaw boo xoolee ayatul kursi moom mooy azamu aaya fi kitaabillah dëgg la mooy aaya bi gën a mag ci téere borom subhanahu wa taala boo demee ci wàllu bayit bi gën a mag ci langage informatique ak électronique mooy 255 raqmu ayatul kursi mooy 255 allahu akbar amul bayit bu ko gën a mag amut waaw est-ce que léegi lan moo tax léegi bayit bi gën a mag nekk 255 ba pare nag ayatul kursi nekk aaya bi gën a mag ci alquran kam nekk 255 léegi ayatul kursi ak xam-xam bi ñuy véhiculer ci àddina ban moo jiitu lii tey la yàggul dëgg la waaw kon borom subhanahu wa taala tënk na lépp ci alquranul karim donc logique boobu dinaa ko toppaat ci kanam su ma bàyyee cheikh bi incha allah tënk nga li mu wax fa inna fihi ilma al awalina wal axirin ilmul awalina wal axirin ci wàllu informatique ni mu ko jaaree ci ak ci ijaz raqmi mu nekk yoo xamante ni yu yéeme la Cheikh Omar lii rek mën nañ ci nekk ba émission bi jeex mais Cheikh Aboubacar xam nga yow da nga ñëwaat da nga tàmbaleeg ñun ci àddina technologie wane na alxuraan lépp lu nit di jëfandikoo ci àddina yi matériel yi machine yi bateau yi bombe yi avion yi lépp portable yi lépp cosaan bi boo demee di nga ko fekk ci alxuraan dëgg la waaye ànd ak loolu yëpp tey jullit yi gis nga ni ñu delloo ginnaaw foog nañ ne téere bi moom affaire u àddina taxu koo jóg tey koo wax ne lii alxuraan wax na ko sax day nekk lu ko jaaxal te alxuraan xam-xam mënu ko génn xam-xam mënu ko génn moo tax li seydna Abdullah ibn Mas'ud wax fa inna fihi ilmu al awwalin wal axirin xam-xam ñu jiitu ñi ba ilaa yawmi diini ñii mujj ñëw seen xam-xam yi boo ko xoolee ci alxuraan di nga ko gis lan nga ñuy dolli foofu macha allah comme ni nga ko waxee rek bu ñu delloo si taarix base li ñu koy waxaatee mathématique les mathématiques médecine chimique yooyu yëpp boo ko xoolee astronomie yooyu yëpp ñi ko fondé ñoom Ibn Rushd la Ibnul Haytham Farabi ñoom Ghazali ñoom Jaabir bun Hayaan nga xam ne ay jullit la ñu nekkoon ay kàngam nga xam ne xam-xam yi mais Cheikh Aboubacar man li ma jaaxal xam-xam yooyu ñi ko fent ñëpp ñoom Xawaarisme ñoom Ibn Rushd ñoom Ibn Sina ak punkal yooyu noonu dégg nga ba ci ki fent avion dégg nga ñooñu ñëpp ay musulman lañ avion yi ñuy naawee nii ki ko fent ab jullit la ànd ak loolu yëpp ba ci tey astronomie nga dégg nga ba ci philosophie tey kàngam yi ni ci jullit yi meloon ak tey ñun niñ ci delloo ginnaaw àddina bi yëpp rawuñu ba ñu toog di xaaraani ñeneen ci xam-xam yi tey am na ñoo xam ne foog nañ ni yii bokkul ci alxuraanu karim loolu lu ko waral li ko waral rek moom mooy li ñu yàlla sant lañ deful rek mooy fal yatadabbaril Qur'an te tadabbur boobu du benn fànn gi parce que bu foon ayaat yi nga xam ne dañ koy lire rek comprendre ko kon du soxla yenn tadabburaat yi
kon yàlla lam ci def lépp ne maa farratna fil kitaab min shay ak ay yi mel noonu loolu waroon na ñu waroon góorgóorlu ci alquranul karim waaye tamit dafa am benn sàggante boo xam ne tam dafa am si ñun jullit yi aussi ñu wàcc suñu ànd nag loolu moo ñu xaw a kii léegi nag pour ma bañ a perte li nga xam ne repère boobu laa amoon damay continuer waat même li ma doon même lancé li nga xam ne moom laa nekkoon sànq mooy a'zamu suura fi kitaabillah maa a'zami aaya fi kitaabillah donc ñëw ci ayatul kursi bi nga xam ne mooy aaya bi gën a mag ci téere borom subhanahu wa taala xam nga langage informatique dafay utiliser 4 systèmes li ñuy wax système binaire système décimal système octal système hexadécimal te yooyu yëpp mi ngi ci alquranul karim ci laaya yi donc bu ñu ñëwee ci système octal nga xam ne day am relation directe ak li nga xam ne moom mooy ayatul kursi nga xam ne mooy aaya bi gën a mag ci téere borom subhanahu wa taala ñu ne pour un octal le plus nombre est 0 octal bi gën a tuuti nombre bi gën a tuuti ci système octal moom mooy 0 boo xoolee mu ne représenté par 8 0 8 0 moom lay représenté moom système octal boobu mu ne et le plus grand nombre est 255 gis nga représenté par 8 1 léegi xoola ñaar yooyu ayatul kursi aaya 255 la léegi nag suratul baqara ci la ayatul kursi ñëw suratul baqara kii numéro ñaata la saar numéro ñaata la saar bi numéro 2 moom mooy deuxième surat léegi nañ jël nombre saar kii aaya bi ñu diviser ko ci nombre saar bi léegi nga jël 255 divisé par 2 mu jox la ku mu neex mun na ko topp 255 mooy aaya ci numéro aaya ayatul kursi la verset du trône nga diviser ko par 2 mooy numéro saar bi muy surat numéro 2 baqara la vache mu jox la 127 reste 1 mu des benn nga jëlaat 127 divisé par 2 est égal 63 reste 1 mu desaat benn encore nga jëlaat 63 divisé par 2 est égal 31 reste 1 mu des benn ba tey nga jëlaat 31 divisé par 2 reste mu est égal 15 reste 1 mu desaat benn ba tey nga jëlaat 15 divisé par 2 mu est égal 7 reste 1 encore mu desaat benn 7 divisé par 2 est égal 3 reste 1 mu desaat benn encore 3 divisé par 2 est égal à 1 reste 1 1 divisé par 2 est égal 0 reste 1 léegi ñaata 1 la ñu am ñu ngi am 8 1 ak 8 0 allahu akbar mooy système octal bi nga xam ne moom laa doon wax léegi nii donc loolu moo nekk ayatul kursi léegi nag 8 kii yooyu 1 yooyu ñu ne moom mooy représenté les 8 malaayka yi nga xam ñoom ñoo gàddu li nga xam ne moom mooy l'arash dëgg la wa yaxmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya kon samaaniya malaki yooyu mais ne moom moo représenté les 8 1 noonu te lépp ci yàlla lay dellu moom mooy wa an laa ilaha illa allah te boo xoolee laa ilaha illa allah ci forme bi ñaari yoon rek la ñëw ci alquranul karim laa ilaha illa allah ñaari yoon rek la ñëw ci alquranul karim deuxième fois bi mu ñëwee nga xam ne suratu muhammad la ñëwee faalam annahu laa ilaha illa allah te laa ilaha illa allah boobu si aaya boobu mu ñëw wastaghfir li danbik ba aaya bi jeex 19 kalima la maa itibaar maanaam boo jëlee waawul atf nga continuer considéré comme kalima 19 la te aaya bi tamit 19 la encore aaya 19 la te yàlla di wax loolu donc loolu mu nekk loo xam ne boo delloo ci système octal ci moom da nga ko fay fekk entre laa ilaha illallah ak wastaghfir li dambik waaw moom ngoog mooy 19 kalima moom ngoog faalam annahu laa ilaha illallah wastaghfir li dambik wa lil muminina wal muminat wallahu yaalamu mutaqallabakum wa mathwaakum 19 kalima la maanaam waawu atf bi da nga ko ci boole da nga koy considéré comme kalima 19 la te aaya bi aaya 19 la ango léegi nag boo xoolee bismillahi rahmani rahim 19 lettres la hasbunallah wa ni'mal wakil 19 lettres la laa hawla wala quwwata illa billah 19 lettres la te lépp ci yàlla rek lay dellu parce que ci moom ngay làqu yëpp 19 la mooy al bidaaya wa nihaaya al kifaaya shamila yow de yaa ngi wax yoo xam ne yu garaaw la waaw macha allah waaw yaa ngi wax yu garaaw macha allah donc lépp rek ci Abdullah ibn Mas'ud wax na lépp falyatadabbaril Qur'an ci fànn goo ko mën a jëlee fànn goo ko mën a jëlee mooy li ma doon wax sànq rek système binaire ñaari chiffre lay utiliser alquran indi na ko muy 0 1 muy laa ilaha day dara amu fi illallah boo xoolee ci arab 0 bi nii la lay féetee da ngay weddi ba pare doog a saxal yàlla boo xoolee ci côté tubaab tamit moom côté bële la 1 bi féetee mooy 0 ak 1 bi rek da ngay dàq ba pare doog a saxal donc kenn nekku fi ku dul borom subhanahu wa taala c'est-à-dire moom léppam kattanam pouvoir am lépp moom mooy koy doxal donc boo xoolee système décimal bi tam 10 chiffres lay utiliser 0 lay tàmbalee egg 9
dara amu fi te lépp ci juróom-ñeent la jeexee à partir de juróom-ñeent muy 9 da ngay composé rek di boole système octal bi tam wax naa ko sànq 0 ba 7 la moom boobu 7 bi moom mooy yam ci fatiha nga xam ne moom mooy a'zamu suura fi kitaabillah subhanahu wa taala donc mu nekk lu yéeme loo xamante ne tey bu ñu demee maa dañuy waxat a'zamu aaya ak maa atwali suura fi kitaabillah boo jëlee tamit aaya saar bi nga xam ne moom mooy njëkk a wàcc téere borom subhanahu wa taala mooy suratul alaq iqra bismi rabbika alladi xalaq boo xoolee iqra nga xam ne alquran ni mu yéemee nga xam ne ci borom subhanahu wa taala rek la mën a bàyyeekoo mooy maa ngi wax keroog ndeysaan am na ku ma ko doon expliqué ma ne côté boo ko xoolee rek da lay yéem xam nga si yàlla dafa ne iqra te lam ñu jàngaloo mooy alquranul karim donc iqra ci boppam boo ko xoolee ak alquranul karim da lay joxaat 114 suraat yi parce que yàlla alquran la ñu jàngal boo xoolee ci xuruuf yi nga xam alquran xuruuf yi sam dañuy wax iqra boo xoolee arab lettres yi maanaam xuruuful hijaa yi ñaata lañu 28 la ban moo si jiitu alif ban moo si tegu ba donc bu ci mujj ban la moom mooy yaa léegi comme alif moo jur yàlla ni iqra alif mooy kon numéro 1 xaaf mooy numéro 21 ra mooy numéro 10 1 moom kii nu mu tëdd alif encore moom mooy numéro 1 boo leen boolee ñoom ñëpp 1 plus 21 plus 10 plus 1 mu jox la 33 waaw léegi nag nga dem ci alquranul karim alif bi moom mooy 1 lam bi 23 la si classement bi lay wax ni xaaf bi mooy 21 ra bi mooy 10 alif bi moom mooy 1 nuun bi moom mooy 25 boo leen boolee 1 plus 23 plus 21 plus 10 plus 1 plus 25 mu jox la 81 les 81 plus 33 ñaata la mu jox la 114 suraat yi suñu borom subhanahu wa taala mu wax ci suratu Taha foofu lay jël iqra'il quran mooy jàngal alquranul karim donc mu jox la 114 suraat yi donc damay taxaw foofu bàyyi cheikh dëgg la Cheikh Omar macha allah Cheikh Aboubacar def na tey scientifique yi ak mathématiciens yi ñoom Cheikh Tidiane daat xam naa bu ñu déggee lii tey dinañ ci jëlee ay bind yu rëy macha allah waaw xam nga tey Abdullah ibn Mas'ud moo riche léegi def naa nit ñi dinañ comprendre li tax ñu nekk fi rek bañ koo bàyyi moom la ku baax ka waxoon ne kalaamun qadimun laa yumallu samaa'u allahu akbar tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyatin ya allah ya salaam bihi ashtafi min kulli daa'in ya allah wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati allahu akbar allahu akbar ya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati ya salaam ya salaam ya salaam moom ni muy waxee shi'r beneen mbir la yataxakkamu ala aljumali walkalimat walmaani kulliha macha allah yàlla yàlla barkeel ko gis nga mag ñi ñoom wax dëgg fa ni ñu daan yëgee alquran mais Cheikh Omar xam nga man imaamu Shaatibi li ma yéem ci moom mooy li mu wax ci alquran ak lim ci liggéey yëpp ànd ak loolu yëpp dafa mel ni yàlla bi mu ko xañee bëtam yi da koo jox bëti xol allahu akbar xam nga tey ñu bëree bëri ci xale yi lim liggéey ci usul ak alquran yëpp xamuñu woon ne kaana ama allahu akbar kaana bariran allahu akbar al imam Shaatibi allahu akbar xoolal yàlla ni mu ko defee ay futuhaat ni kayfa fataha allahu qalbahu wa nawwara basiratahu waaw macha allah mais waxtu yu jeex na Aboubacar waaw xam naa seen yitte bari na mais seen ñëw bi fii ngeen di ñëw sëriñ si ñoo ko sàkku borom xam-xam yi ak ñi nga xam ne doomi daara yi lañ doyaluñ ci yéen bu fekkoon ne doon leen fi wax lu am njëriñ kon tey du demee nii mais li ngeen di wax jullit yi ñoo ko soxla te Seydina Abdullah ibnu Mas'ud géej la jàpp naa ne dinañ fi dellusiwaat bii di ñëw inshallah ñu yeggali parce que li ngeen waajal duggaguñu ci sax bii di lan ngay tàggoo mbokk yi waaw li may tàggoo rek moom mooy ibnu Mas'ud ne woon na inna hadihi alqulub aw'iyatun fashghiluha bilqur'ani wala tushghiluha bi ghayrihi allahu akbar maanaam alxuraan ay ndab la xol yi ay ndab la nañ ci duy alxuraan buñ ci duy leneen beñuwaar la nee na xol yi ay beñuwaar la li cheikh bi doon wax sànq rek zunnun dañ ko laaj ñu ne ko mal unsu billah al unsu billah mooy lan la ñuy wettili ko borom subhanahu wa ta'ala du noonu la waaw mu ne al ilmu wal quran allahu akbar xam-xam ak alquran allahu lay tëjee allahu akbar incha allah yal nañu yàlla may dégg ak topp yal na yàlla fay leen di bëgg lool ni ngeen di tasee waxtaan wi yii weesu gis na ni ngeen ko tasee ci àddina bi fu nekk réseaux sociaux yi ñu ngi wax li ñu wax ci Abdullah ibn Mas'ud bii tamit noonu lay demee maa ngi leen di dig ne dinañ fi dellusiwaat incha allah bu yàlla jàppandalee lundi bi baax na waaye bu xatee tamit après tabaski dañuy dellusiwaat incha allah lakum minni alhubb wa du'a dawman wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
barakallahu fikum jazakumullahu khairan shukran 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 hayyakumullah